taw seetu dañ sànd ak Fatou Matar Diop moom mi ngi bokk ci kuréel goo nga xam ne ay jigéen lañ yoo xam ne ñoom dañu war di jiite maanaam ñuy woowee leader ba pare nag ne ci ne bitim réew maanaam ci diaspora bi Fatou Matar ñu leen nuyu la ziar. Tounkara maa ngi lay fay di la gërëm di la sant ci invitation bi. doomu gërëm xam nga maak yow benn lañ yow suñu borom dafa def ba ñoo jàngandoo depuis lycée Blaise Diagne profité waaye rek sunu wóolër yi foofu yëpp ñu nuyu leen delloo leen ziar Fatou Matar yéen seen kuréel gi depuis kañ la. suñu kuréel gi mun naa ne que projet la boo xam ne ñu ngi ciy liggéey depuis 2010 durant le symposium des Sénégalais de l'extérieur bi nga xam ne organisé woon nañ ko Méridien dans le cadre de la journée du migrant à l'époque Ngoné Ndoye moo doon ministre des Sénégalais de l'extérieur madame Ndioro Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu marraine et présidente d'honneur association FLD animé woon benn panel boo xam ne ça portait sur la contribution des femmes de la diaspora dans le développement socio-économique du pays et ci panel boobu on s'est rendu compte que diaspora maintenant dafa féminiser wu que léegi jigéen ñi ñun ñu ëpp góor ñi te féminiser boobu dootul rek ay faatu comme ni ko ñi yaakaare léegi généralement diaspora ay jigéen yoo xam ne ñu mel ni man am jom vraiment waaw dëgg la waaw ñu am jom loolu moom dëgg la mais dañuy doon ñoo xam ne généralement dañuy jóge fii Sénégal dem après le bac jàngi bu ñu jàngee foofu ci dëkk yi daal di fay toog liggéey ñenn ñi sëy fa donc jur fa seen njaboot ñi créé fay entreprise ñenn ñi ñoo xam dañu dem fekk seen ay jëkkër dans le cadre de regroupement familial donc am ñoo xam ne aussi léegi ak crise économique bi en Europe y a maintenant ay métiers yu bees c'est-à-dire ay assistantes maternelles ay assistantes pour personnes âgées et généralement yooyu yëpp jigéen ñoo ciy liggéey et bi crise bi amee aussi góor ñu bari liggéeyatuñu woon donc jigéen ñoo yoroon kër yi. te da nga wax lu am solo mooy bu njëkkoon jigéen ñi doon dem bitim réew di fa liggéey mooy li nga woowee faatu dañ doon dem rek léeg-léeg di bale wala di fomp ak yooyu mais léegi jigéen ñi ñu mel ni yow mii dañuy jàng ba am seen lijaasa li ñuy jàng moom la ñuy liggéey maanaam nekk cadre foofu ci diaspora bi ñooñu war a mën a am contribution boo xam ne dañ ko def ci réew mi léegi yéen maanaam lan moo leen tax a jóg dëgg lan moo ñu tax a jóg comme ni ma la ko waxee ci symposium boobu on s'est rendu compte que diaspora bi léegi dañu féminiser wu maintenant on représente plus de 51% ci diaspora bi surtout diaspora sénégalaise bi moom statistique boobu lay joxe mais dañu am problème d'organisation donc ci panel boobu man dama defoon conclusion ma proposer comme quoi il faut que ñu créer benn cadre boo xam ne non seulement dañuy suivre tout ce qu'on a li ñu def comme conclusion ci panel yooyu et puis créer benn cadre de suivi pourquoi ne pas créer aussi une association de femmes de la diaspora donc je peux dire que proposition bi ma defoon ci sama conclusion yi jigéen ñu bëri approché ma jigéen ñoo xam ne parce que symposium boobu ñi ci dañu jógoon ci àdduna bi yëpp dafa tombé woon ak décembre nit ñi ñëw màggal si ñi ñëw Noël si donc presque ñëpp daje woon nañ fi donc ce qui fait que ma jël ay coordonnées ñu bari madame Ndiaye aussi à l'époque il y avait les Africités dafa doon préparer aussi benn genre proposition bu moon defal ci Africités yi dugal ñu ci nañu aussi nañu dajale ay compétences féminines yu mel ni ñun donc je peux dire que projet bi noonu la démarré et puis mu ñuy jàppale dans ci cadre ONGM AMLD agence pour la migration et le leadership jàppale ñu def touru Sénégal waxtaan ak jigéen ñi jokkoo coopérative de femmes yi xool problématique yi donc ci loolu mun naa ni ci FLD foofu la jógee et ba février 2013 la ñu sanc association bi 8 membres fondateurs créé ko ñu def assemblée générale am comité directeur créé ay commission créé bureau commencé liggéey ci préalable yi. lan ngeen defagum. li ñu defagum déjà comme ni ma la ko waxee def nañ le tour du Sénégal avec AMLD suñu partenaire stratégique ak OIM organisation internationale de la migration jàppale nañ ñu def tour du Sénégal rencontrer jigéen ñi ci àll bi rencontrer jigéen ñi ci région yi parce qu'on s'est dit que Sénégal dañu am problème ci suñu valorisation des produits du terroir dañu am problème sur le consommé local ñu ngi naan que dañu bëgg atteindre les objectifs du millénaire que dañu bëgg Sénégal autosuffisant. mais ñun duñ ko atteindre objectif yooyu 8 yooyu duñ si atteindre. ah ni si mën na nekk nag. bala lañ si atteindre. autosuffisance alimentaire mën na nekk. Sénégal lay jógee waaw mën na nekk Tounkara loolu moom mën na nekk. gëm naa 2015 bi. enfin mën na nekk. si comme sénégalais yi Sénégal lañ commencé di luxus. duñu luxus mais ñu gëm seen bopp ñuy wax waxu vivre de soudure lekk ñu ba suur.
waaw mais nga bëgg autosuffisance fi léegi at ñu atteindre ko. non enfin non mais bu ci ñëpp jàppee nit ñi gëm seen bopp gëm suñu produits locaux yi gëm le consommer sénégalais je crois que mun na dem. parce que affaire yi luxus amu ci produits yi ñu ngi fi. ci benn at ñun ñu atteindre autosuffisance alimentaire. waaw yàlla bàkkee nañu dëkk bu mel ni Casamance lépp a ngi fa ceeb am na fa fruit am na fa légume am na fa ressources humaines am na fa le problème mooy nan la ñuy récupérer produits yi valoriser ko ba sénégalais yi ñun suñu bopp ñu jot ci balaa ñu koy yóbbu ci àll bi ko jaay ko ce soit yooyu yëpp pour def ko ci benn at yooyu moom man Matar loo xam ne da nga koy liggéey xam nga ay autosuffisance ay émergence yooyu kenn du ko wax da ngay liggéey ba mu ne jon taxaw léegi nag liggéey boobu dafay soxla léeg-léeg nga tëral nga am planification nga am méthode nga am organisation mais loolu fan ma tax am ci benn at nga bëgg Sénégal am autosuffisance bon c'est bien yéen jigéen ñi xam nga da ngeen am maanaam daal da ngeen am gëdd léegi def ngeen tour du Sénégal ak lan def nañ tour du Sénégal def nañu suñu lancement officiel décembre passé le 17 décembre la ñu def suñu lancement officiel waaw parce que jotaguñu woon suñu récépissé donc mënuñu woon def dara ci officiellement tant que jotaguñu woon suñu récépissé donc waaw suñu récépissé jot nañ ko en novembre donc moo tax ñu def suñu lancement officiel en décembre très bien ci lancement officiel boobu dañu organiser benn conférence bu mag chambre de commerce et d'industrie invité tous les acteurs ñi nga xam ne déjà l'État primature présidence ministère de la femme microfinance ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci diaspora suñu direction générale mooy suñu direction de tutelle le fonds d'investissement au Sénégal de l'extérieur FONGIP FONSIS ñoom ñëpp kuréel yëpp daal waaw kuréel yëpp ak ambassades yi fi mu toll nii créé nañ secrétariat d'État au Sénégal de l'extérieur ñooñu da ngeen di liggéey ak ñoom ñu Souleymane Jules Diop pour l'instant liggéeyaguñu ak ñoom. d'accord ñu ngi soog a ñëw. waaw y a pas encore eu de partenariat officiel mais on est très avancé avec la direction générale des Sénégal de l'extérieur. lépp lu ñuy def dugal lu ñu ci. fonds yi aussi on a eu certains membres aussi yu bokk. ragalu leen mu am la. cacophonie entre direction yeeg secrétariat d'État. enfin je crois que ki njiite réew mi moom moo constitué équipe am te buy constitué équipe je crois que dafay indi ñoo xam ne dañ koy jàppale pour li nga xam moom la mébét ci Sénégal mu réussir ko donc am na rafet nañ njort comme quoi ki fi ñëw xam na li koy xaar te diaspora on n'est pas n'importe qui quand même. loolu moom lu am li diaspora moom li ñuy dugal ci réew mi bu dul woon ak ñoom Sénégalais yi boobu ba léegi ñu bëri gas nañ leen suul. ban message nga am ban dénkaane nga bëggoon mu leer. ban dénkaane li ma bëggoon mooy actuellement li ñu dese ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci diaspora bi comme entité officielle mooy le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur mébétu président de la République la actuellement ñu ngi préparer seen ay bases de données pour xool ci ban modalité la ñuy créer Haut Conseil boobu ñun li ñu koy dénk rek mooy bu mu ko politiser. na fexe ba dajale sénégalais yi de tout bord. bañ jël waa APR yi rek dugal. waaw bañ ko politiser daal parce que politique moom moo yàq association de migrants yi politique moo tax ñu organiser wuñu politique moo tax nit ñi gëmatuñ ñu politique moo tax fu ñu woote kenn duñu faale. féewaloo surtout. voilà mooy féewaloo voilà. donc je crois que léegi ñëpp am nañ conscient nañ ci loolu donc li ñuy dénk président de la République mooy mu jàppale ñu ba entité bii muy Haut Conseil des Sénégalais extérieurs mu bañ ko politiser mu bàyyi ko ñu def ko démocratiquement indi les acteurs associations yi nga xam ne am nañ récépissé ñu reconnaître leen ñu teg leen sur la table. ñu élire suñu ay njiit démocratiquement teg fi ay nit ñoo xam ne diaspora moo leen tax a jóg ay militants lañu liggéey moo leen tax a jóg ndax solutions yi Tunkara ñu ngi fi forum nañu séminaire nañu atelier nañu lu ne def nañ ko donc toutes les solutions sont là li des rek mooy les mettre en exergue ñu liggéey Sénégal jëm kanam fonds wu Sénégalais de l'extérieur boobu yéen jot ngeen si waaw am nañ suñu ay membres yu suñu jot waaw ñun tam am na ay projets yu ñu déposé aussi am nañ yaakaar comme quoi nañ ko financer fonds bi gis ngeen ni instrument bu jàppandi la bu mën a dem la bu jàppandi ci kaw ñu gën ko organiser parce que organisation ba léegi des na parce que impliqué wuñu les acteurs de la diaspora impliqué wuñu leen bëggoon nañ bokk ci ñi nga xam dañuy décider xool nan la ñuy financer fonds yi et puis nan lañ koy partager loolu bëggoon nañu dugal wuñ ko fu mu toll nii am na ñu koy mébét nag am na ñu naan ñu ngi koy politique mais honnêtement Naata Samb mi ñu fi teg ñun impliqué nañu dinañu woo ci yu bëri bi mu doon joxe la dernière fois financement au niveau du Méridien waaw Naata Samb Mbacké boole nañu ci amoon nañ sax notification de financement voilà donc jusqu'à présent mi ngi associé mais bëggoon ñu associer surtout ci déplacement yi mu def à l'étranger parce que ñun on a des coordonnateurs de région partout dans le monde. fu mu dem rek am seen ay. voilà suñu ay membres yoo xam ne au moins nañ leen impliqué ci processus de décision yi. très bien loo jeexalee Fane Matar. li may jeexalee mooy di la gërëm di la sant et puis di ñaan yàlla Sénégal taw ñëw tey Massalikul Jinaan ñu ngi ñaan ndax suñu mbokk cultivateurs yi sonn nañu diaspora comme ni nga ko xamee ñu bëri ci terroir yi lañ jóge ci àll bi la ñu jóge donc bu seen mbokk yi sonnee ñun ñooy sonn donc li ñuy ñaan yàlla mooy Sénégal ñu boole xol yi tàppe xol yi ñaanandoo
pour taw bi ñëw ci réew. parce que soxla nañ ko fan nga ne sax yow. diaspora Maroc laa nekk ça fait 24 ans maa ngi Maroc. mais actuellement dama xalaat ñibbisi définitivement. waaw Maroc yëpp sama mbokku marocain yi sama mbokk ñoom Amina Berada ñoom Pépin ñoom waa kër gi yëpp. delloo leen yaay Malika Benjeloun. sama yaay Tan Malika. mbokk yi tey sunu taxaw seetlu dañ si ànd ak Néné Gomis moom moo jiite kuréel googu si wàllum jigéen ñi di Bamba Fépp Néné ñu ne nuyu la dal la ziar. maa ngi lay fay Tunkara. Bamba Fépp moom yow jigéen ñi yaa leen jiite depuis kañ. waaw man 15 mars bi passé laa jot sama attestation. léegi yow ban lëkkaloo moom moo am diggante Bamba Fépp sëñ Modou Kara ak yow mii ne da nga jot sa attestation. waaw loolu dafay yàgg sama diggante Cheikh Modou Kara maa ngi koy ziar Amir Sultan. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di ziar monsieur Mbacké Ousmane le coordinateur. ñooñu sama wóolal rek nag. ak famille Bamba Fépp yëpp. Bambis yëpp di leen ziar. ay Bambis lañ tudd. waaw di leen déwénati. waaw Bambis moom tur boobu fu mu jógee. Bambis mooy maanaam loo xamante ni amul frontière Tunkara yow mi toog fii sax Bambis nga képp koo xamante ni yaa ngi jug di jariñ sa réew du jariñ sa askan rek Bambis. Bambis baat boobu amul si français amul si wolof. waaw moo tax. yaa ngi ko fent. waaw moo tax ma ne la am na yoo xamante ni boo ko bëggee soo gisee Amir Sultan dina la ko gën a tojal. yow mënoo ko toj léegi yow Néné jigéen ñi bokk ci Bamba Fépp ñaata lañ. jigéen ñi bokk ci Bamba Fépp bari na kenn mënu ko wàññi parce que cellules yi dañu bari. ñaata cellules la am. yàgg bari na Tunkara cellules yi parce que ci biir cellules yi Bamba Fépp li nit ñi war a xam ci Bamba Fépp mooy ne concept la boo xamante ni paix justice solidarité jariñ sa réew social bi dañ ciy dox du loo xamante ne ma sàmba daf ko moom wala ma dem ba déedéet. jullit bi ngi ci catholique baa ngi ci tijaan baa ngi ci am na catholique yoo xamante ne ay président wu Bamba Fépp lañ concept bi pour ñëpp la pour askan wi la. wax ju benn catholique bu nekk président Bamba Fépp. benn catholique bu nekk présidente Bamba Fépp kooku soo gisee ñoom xaadim ñoom ci wàcc côté boobu ñoom ñoo ci nekk dinañ la ci mën a tojal. Néné est-ce que inventé woo. yow booy inventé ba toog télé dootoo inventé. ndax loo xamante ni parce que loo xamante ni parce que loo xamante ni kaay ma wax la loo xamante ni Tunkara mën nan laa sant. man loolu jaaxal na ma. mën nan laa sant. nan laa sant. Gomis. waaw du maa ngi ni nekk Bambis nekk présidente mouvement Bamba Fépp. jullit la mais ci catholique laay woon nekk ñëw tuub nekk jullit. da nga tuub. waaw donc kon man Bambis bi maa ngi ni man Bambis bu mag la mais nekkoo woon bokkoo woon ci Bamba Fépp bi nga nekkee catholique. man Tunkara maa ngi jébbalu. depuis 81 ba tey maa ngi liggéeyal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké. bon léegi yow. mouvement Bamba Fépp ñëw fekk si est-ce que yow concept Bamba Fépp mun nga ñu leeral lan moo ko tax a jóg. waaw concept Bamba Fépp moom laa lay wax pour mu leer ci bopp doomu aadama yi pour ñu mën a xam lan moo tax a jóg Bamba Fépp parce que mën nga dégg Bamba Fépp nga defe ne murid yi rek ñoo ko moom déedéet Bamba Fépp chinois bi ak japonais bi. américain bi ñëpp ñu ngi ci biir Bamba Fépp parce que dafa wër àdduna fépp ci àdduna am nañ fa ay cellules yoo xamante ne Bamba Fépp la mouvement bi mooy luy jariñ askan wi luy jariñ réew mi Bamba Fépp dafa apolitique Bamba Fépp askan wee ko tax a jóg. mais sëñ bi moom daa am parti bi. waaw kooku da nga koy wax amam kooku PVD la waa diiwaan la ñun Bamba Fépp bokkuñu. ak foofu dara ça n'a rien à voir ak parti politique bi Bamba Fépp dafa apolitique Bamba Fépp askan wi moo ko tax a jóg. ba yow Néné est-ce que jàng nga wàllum alxuraan ak hadis ak sëñ Touba li mu wax ba mën a layal Bamba Fépp ñuy wax Bamba Fépp te duñu wax yàlla fépp. loolu moo ko layal waaw ba tey léegi ñuy wax Bamba Fépp te duñu wax yàlla fépp kooku xëy na boo toogoon ak Amir Sultan dina ci mën a. yow jàngoo téere yi wax. waaw dina ci mën a dugg ak yow parce que ñun Bamba Fépp li ne am ñun mooy ay missionnaire Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. non yow wuy woosuma yow Néné. waaw maa ngi ñëw ay missionnaire Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni lañ ku ci nekk ci branche bi ñu la jox tënk la ca loolu nga mën a dem ba jeex. mais mënoo fekk ki nga xamante ne ceebu jën la jàng pour togg nga ne ko kaay toggal ma supp kànja loo lekk yow. kon yow maanaam si wàllum xam-xam munoo layal Bamba Fépp. Bamba Fépp li ma ci mën a wax mooy concept bi laa mën a téye wax ci
dem ci ak xale yi sensibiliser mais munoo si wax si ni alxuraan li la si wax yonent bi li la si wax sallallahu alayhi wasallam wala sëñ Tuubaa li la si wax. déedéet loolu. loolu yeggoo foofu bon léegi moo cay wax. très bien léegi ci li ma bëgg a leeralal la. bon mooy ne maanaam concept bi li ko tax a jóg dimbali. mais nag man xam nga loolu lu tax ànduma si. nen mooy Amir Sultan. yéen daf leen war a indi si xam-xam. nit ki lépp looy wax. jullit. mukallaf warul si moom muy wax loo xam ne amu ci xam-xam. te suñ boroom. iqra la ñu ko wax jàngal. kon yéen ñii tey Amir Sultan. war na leen indi ngeen am xam-xam boo xam ni lépp loo leen di wax. da ngeen koy mën a layal. si diine. layal ko si alxuraan. layal ko si waxu yonente bi. sallallahu alayhi wa sallam ba pare layal ko tamit li ëpp solo. si fànn boobu mooy si waxu sëñ Tuubaa. parce que bu ñu nee Bamba. ñëw nañ si Cheikh Amadou Bamba. Cheikh Amadou Bamba moom si boppam lan la wax si loolu. loolu yéen war nañ leen si Amir Sultan war na leen si yee ngeen jàng ko. waaw loolu. loolu moom su ma gisee man naa ko wax loolu Tunkara xam nga nan la mel. dafa mel ne tey jii nga dugg 2STV ñëw war a lijjanti ak Tunkara nga ne déedéet damay ñëw ci Tunkara mu lijjanti bagage yu El Hadj Ndiaye. am na loo xam am na loo xamante ni nit du ca yegg ak nit. Amir Sultan moom mi génnee concept am Bamba fépp Bamba partout Bamba merci Bamba jërëjëf kennal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul te Cheikh Ahmadou Bamba ñu dàkkantalee ko Khadim Rassoul ku nekk xam na ne Serigne Touba yàlla rek ko ñor. moo tax yàlla la ñuy te ku nekk xam na ne Amir Sultan yàlla rek ko ñor. parce que mbiram yëpp ci yàlla ak yonante bi ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul la ko teg léegi yow te ci la ko tënk. ma laaj la yow mii yow jàng xasida sëñ Tuubaa yow. man ndax jàng naa xasida sëriñ Tuubaa déedéet. bon nee ne dama lay wax nag. képp koo xam ne. mu ngi lay woo si diine. xam-xam dafa war a jiitu. yow mii tey munoo nekk yow jébbalu Cheikh Amadou Bamba sëñ Touba ba pare jàngoo ne ne da nga war dem jàngi de. waaw te loolu man naa la wax dara. ne ne an suñu diggante maa yow. man Amir Sultan su ma gisee naa ko ni ñoom ne ko mis dañu war a dem jàngi. ñoom Ousseynou Cissé Arache dañu war a dem jàngi parce que jaaduwul ñuy toog di wax waxu Cheikh Amadou Bamba ba pare ñoom mënuñu indi lenn luy layal si li ñuy wax askanee ko si sëñ bi. waaw xam nga lu waral loolu Tunkara. ñu jël leen rek tënk leen si ñàkk xam. waaw mais loolu tant que nit ki moom mi ngi ñàkk xam. mais nit kooku mënul dem fenn. waaw ba tey ma ñëw xam nga lu waral loolu Tunkara parce que ñëwuñu def plateau pour firi ci Serigne Touba. waxuma loolu. waaw dama lay wax ci loolu nga dem ñëwuñu pour dugg ci benn domaine bi dama ñëw plateau pour maanaam concept bi génn muy Bamba fépp ma am ci ndombay tànk di ko liggéey la ma ca xam ca sanca ca wàll ban ma jox ca loolu laa ñëwee. waaye nan nga jiitee yow jigéenu Bamba fépp ba pare yow jàngoo. mais loolu mooy waa Bamba fépp parce que jigéenu Bamba fépp. duñ jàng jigéenu Bamba fépp boo demee fekk xale yi ñu ngi firi iji dafa fekk ne Bamba fépp Tunkara. bu ko dégg nii rek bu ko tënk ci benn affaire. xanaa loolu mooy nag gumba gi dafa jiite ay njàccaar. xam nga Bamba fépp benn affaire la boo xamante ne dafa mel ni entreprise. ku nekk am na pàcc boo moom ku nekk am na mission boo xamante ne moom la ko jox waa xam-xam kooku xam-xam boo demee bi Bamba yow est-ce que waroo yow tey waruloo yow yaa ngi jiite Bamba fépp mais jàngoo est-ce que yow waroo tekki sa ndombo tàng nga dem ba jàng ñëwaat soo ko jiite parce que di jiite te jàngoo loolu mooy gumba gu jiite ay njàccaar Tunkara njàng weesuwul waaye déglu ma wax la mënoo nekk 81 ba tey ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul war di jàpp di julli di woor di xam sa digganteeg doomu aadama yi di xam sa digganteeg Serigne Touba di xam sa digganteeg say waajur te amoo foo ko teg dama la ne nga déglu wax ji ma lay wax dama la ne waaw dama la ne xam nga danga ma ne ndax jàng man la déedéet ndax xamul tax problème mu ci jàng ci yoonu sëñ bi taxul comme ma ñëw fi li tax ma ñëw mooy maanaam ci fi ma toll ci ndombay tànk xaaral rek ci ndombay tànk yi nga xamante ne moom laa am di ko liggéey di ko nekk xam nga soxna si léegi mu ngi wax li muy liggéey ci diaspora bi ça fait combien d'années. kii daa jàng de. waaw dama ne ça fait kay non dama ne ça fait combien d'années am na loo xamante ne tey jii su demuloon ba toll fenn du oser pour ñëw fii mën a xam mën a expliquer nit ñi waaw ba tey mii mën a expliquer nit ñi xam man xaw ma woon moom ci côté bi muy yëngu xam man xaw ma woon ci côté bi muy yëngu même ni muy expliquer léegi di li muy expliquer man gis naa ci sama bopp parce que am na benn but bien déterminé boo xamante ne ñoo ko bokk non différence moo jàng ci concept bi non naa la wax dara nen
yow est-ce que li ma la wax da nga ko war a weddi da nga ko mën a weddi ne yow da nga war a jàngi man loolu rek laa wax dama war a jàngi dama war a jàngi lan da nga war a jàng diine waaw du yow da nga war a jàng sëñ bi lu mu wax di nga wax Amir Sultan pour mu jàngal ñi bon loolu naa ko léegi nee ne wuy ma beneen bi mooy yow lan nga ñu bëgg leeral si wàllum Bamba Fépp nu mu mënee yóbbu suñu réew mi ci kanam waaw léegi li ma bëgg wax Bamba Fépp Amir Sultan dafa am ay projet yu bari yoo xamante ne mu ngi ko teg di ko mëbat bu génnee ku nekk dina ci gis sa bopp muy jeunes yi ndax mu ngi sensibiliser jeunes yi te ñu ngi dem ci prison yi dafa fekk jeunes yi ñu ngi dem tout récemment démb yóbbu nañ ay aide prison Forbé ay yére pour jeunes yi te man maa ko def ak sama cellule ci côté bi ma jox li may liggéey ci social bi parce que man ci social bi laa gën a féete ci weeru koor bi yëpp damay joxe ndogu te dama togg prison Forbé parce que ay xale ñoo fa nekk ay mineur lañu te dama gis dañuy tudd yeneen prison yëpp nga xam ay mag majeur ñoo fa nekk ñoom ñi fay gën a jublu aide yi ak yëpp di fa gën a jublu ñu fàtte prison bi nga xamante ne ay mineur ñoo fa nekk te ku nekk soo toogee bu guddi jotee say doom nga tëral leen fu baax bu nu yeewoo xëy nekk seen activité boo xalaatee Forbé am na lu war a nekk ci dëgg la loolu moom ànd naa si donc man ci social bi la ma Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni Amir Sultan gën a teg ma di ci des di sensibiliser xale yi ku société bi rejeté man nen ne bambiste bu mag bi damay dox ba fekk la fa nga nekk récupérer la xëcc la defaraat la ba nga mën a ñëw ànd ak doomu aadama yi parce que xale yi ñooy doon mag ëllëg te kenn xamul ci loxo kan ngay mujj loolu de dëgg la waaw te Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mission am mooy ñu bëri tey ñu fi defaru jaar nañu ci loxoom ci defaru ndax am na benn wax bu Ablaye Wade waxoon bi muy yéeg bi muy ko gañee stade dafa ne sama xale yi xamoon naa ne bu ngeen màggee ma falu waaw donc ci biir xale yooyu lépp looy xalaat rek ci àdduna ci biir xale yooyu mi ngi ci ñoom mais bu leen tàggatul léegi loolu du mën a nekk loolu am naa si mais xale yi ak mag ñi yëpp dañ leen war a tàggat tamit si xam-xam parce que Amir Sultan vraiment man liggéey bi muy def am na solo lool mais xam-xam fu mu amul réer du fa sori fan la fa xam-xam ñàkk si yow ci naka jàngo ci naka jàng comme lan ci cadre jàng comme ban jàng nga bëgg maanaam tey yow ban jàng laa bu mooy yow da nga war a xam sa diine da nga war a xam par exemple li ngay wax nii alxuraan lan la si wax yonent bi lu mu si wax sëñ Tuubaa lan la si wax mais yow nee nga loolu jàng ko te man dama jàpp ne que saa yi ñuy dem si benn mbir bu mu mënti nekk xam-xam bu jiituwul xam-xam buñ ko jëlul war ko xam-xam buñ ko jëlul mu ñuy leeral mun nañ def loo xam ne dafay doyadi ndax suñu borom iqra la ñu ko wax jàngal te yow nee ne Gomis yow boo demee bay jiite yow kuréelu Bamba Fépp jigéen ñi te yow jàngoo mais nee ne loolu dafay indi jafe-jafe ban jafe-jafe jafe-jafe bi muy indi mooy yow da ngay mel nii gumba goo xam ne yaa ngi jiite yeneen gumba ak ay njàccaar mais da nga leen dugal si biir xam nga yow Tunkara da ngay boole lu bokkul léegi déglu bu baax dafa bokkul xaaral ma tontu la si loolu sànq yaa ngi koy wax boobu ba léegi su ma jiitee mbooloo dama jiite mbooloo ñu gën ma jox social bi waaw loolu laa doon ñëw dama leen di jiite loolu laa doon ñëw nag voilà yow nee jiite ma leen pour toog di leen jàngal très bien ndax bu dee am njàng dafa yéegee Touba Keefal dëgg la xam nga ñun suñu diine bi dafa nekk diine xam-xam nga nekk ci social nga nekk ci technique nga nekk ci tàggat yaram nga nekk ci xasida yi foo mënti nekk xam-xam war fa sori te nag Amir Sultan man dinaa ko gis su ma gis naa ko ni Amir man daal dëgg Amir Sultan ñoom nee na Gomis yooyu soxna yooyu dañoo am Pastef dañoo bëgg jëm kanam te loolu il faut mënul ñàkk soxna yi jàng ndax bu ñu jàngul maanaam gumba yow léegi loo bëgg ci suñu jàng bu ñu jàngee après léegi lan lañ koy lan pour lan dañuy jàng pour ñun wala dañuy jàng pour ñan da ngay jàng d'abord pour yow waaw xam li la war yëpp say farata say sunnaak yooyu xam ba pare mën a layal sa bopp mën a layal li ngay def ba pare tamit ñeneen ñi nga mun leen leeral bon nee ne lan mooy sa message lii sama message mooy Tunkara damay tàllal ñëpp loxo di leen wax ne mouvement baa ngi nii sunu manifeste ngi nii lépp di leen wax ne mouvement baa ngi noonu pour manifeste bi mooy première page pour nga mën a xam leen waaw manifeste bi waaw moo nekk noonu lépp Amir Sultan moo ko def ci biir pour mën a Amir Sultan moo ko bind waaw mën a def tàllal ñëpp loxo ne leen Bamba Fépp mu ngi nii du pour kenn pour ñëpp la Bamba Fépp Bamba partout Bamba merci waaw pour askan wi la pour doomu aadama yi la pour nit ñi feebar
bëgg a faju te amuñu lu nu fajoo. xam nga man Amir Sultan man affaire Bamba Fépp man wax naa ko man Amir Sultan man foog ma gis ko. parce que mu leeral parce que man dama jàpp ni suñu borom yàlla moom moo nekk fépp. waaw kooku boo gisee boo ko waxee. très bien yéen ñaar di ngeen ko détaillé te loolu moo tax nag yéen ñi si wax tamit da ngeen ko war a mën a leeral parce que ku mel ni man soo tasee ak man la mais suñu borom dafa ni moom yàlla moom moo nekk fépp. kon soo ñëwee ni ma Bamba Fépp man loolu dama si am jafe-jafe. il faut nga leeralal ma ko. waaw léegi nag comme yow mënoo ko leeral nag yow non yow comme mënoo ko leeral yow tamit war nga jàng mu leer. bon léegi nga ni lan nga léegi may gërëm di sant yëpp présidente association alliance femmes des diaspora bu France bi madame Ngone Gomis di remercier Ndeye Diop présidente association Ayo Nene ñooñu ñëpp tamit ay bambis lañ dañuy yónnee ay aide diñu dimbali pour xale yi di remercier Awa Diop madame Bakke di remercier Koumba sa jigéen sa xarit ñoom ñëpp yaa ngi tudd sama waa kër yi waaw ñoom dañoo bokk ci Bamba Fépp ndax ñoom a tax a ñeme parce que lu ma sumb ñoo may yónnee fi mu ne ñu ngi may pareel ay affaires yu bëri pour may yónnee ko pour social bi pour xale yi fi ni nekk néew di doole yi inondation bi nit ñi sonn ñi ñoom femme yooyu ñoom ay jàppale pour ma def ko jom lañ ñoom waaw di gërëm waaw soxna Roqeya Ngom Ndiaye di gërëm. waaw nee Gomis ñooñu ñëpp nga bëgg gërëm. bon yow kon pare nga parce que gërëm ñoo may jàppale ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jël aide di ma ko jox ñooñu duñ leen gërëm dañ leen di ñaanal suñu borom. waaw yàlla yokk seen taxawaay. ñoom Koumba Touré ñoom Ngone Gomis ñoom Awa Diop Mbacke. ñooñu ñëpp ñu leen ñaanal suñu borom. mu yokk leen mot de la fin. waaw di sant di la gërëm di jaajëfal sama yaay bambis bu mag bi. lu ma dugg rek si yaa ci gën a. bon man nag mot de la fin mooy nee na Gomis na nga jàng. waaye yow jàng ba yow dimbali ma jàngal yow. wax ma may wax moo ma gën.